wa rahmatullah. Asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara. J'espère que kenn ku ne ci yéen moo ngi ci jàmm. maa ngi leen di baaluwaat ak di leen dellu siwaat même si le compte même bu fekkee ne contexte bi laaju ko dama bëgg quelques précisions parce que gis naa ni coow lu jéenaa bi mu commencé ba léegi dama ne woon sax duma ci wax mais dafa jël tournure boo xam ne il faut que ma addu ci ndax dañu ni problème mooy su wax jotee ñi xam bu ñu noppee bu askan wi demee dugg ci ay erreur ñi nga xam ne xam nañu te noppi ñoom ñooy responsable loolu moo tax may sonn ci yenn yi mais na ma leen waxoon la rek Dieynaba du sama doom Dieynaba masuma ko gis Dieynaba du suma jarbaat lu ma bokk ak moom mooy li ma bokk ak sénégalais yëpp ci maam Adama lañu gëj a bokk mais dañu tollu fa xam ne ak ni mu manti demee bu situation amee nit dafa war a assumer nit dafa war a wax dëgg en toutes circonstances noonu ngeen ma xamee tey du tey lay changer Dieyna waxtu bii may wax ak yéen arrêté nañ ko mu ngi à la prison des femmes bu nekk Liberté 4 xaw ma 6 mais la ma leen waxoon ci njalbeen moo ci nekk Dieyna jëlul téléphone Bril comme ni ñu ko bëggoon a gëmloo sàcc par exemple c'est le mot même dafa sàcc dafa def chantage c'est pas vrai waxoon naa leen relation bi Dieyna am ak kii ñuy wax Bril fo Djibril Mbaye Fall wax naa leen ni Dieyna ni mu sacrifié wu lu bare loo xam ne moom moo ko moom yëfu boppam mu jël yëkkati pour sagal pour sigil pour gëmloo nit ñi ni Bril mooy def lii Bril mooy def lii Bril mooy def yenn détails du mu ci dugg parce que gisuma ba léegi Bril ci boppam mu démentir yenn détails parce que bu démentiré man li may wax dinaa génne yeneen détails yoo xam ne bu sañoon sax ñu bañ koo laal moo gën ci moom. dama bëgg indi juste quelques Dieyna balaa moo dugg ci relation ak Bril dafa am nit koo xam ne daf ko bëggoon a takk soxna mu ko jëlee fi mu nekkoon ci jàmmalaay indi ko si Cap Foire luyel ko fa appartement lan mooy rôlu Bril nan la ci duggee ba mu yàqal ko projet boobu bu ko jaree dinañ ci yegg mais bi yegg ngum te defe naa ni bëgg naa coow lii en tout cas bu lu jógee ci côté moom ci information yi ni joxe nu yemale ko fi déglu naa it soxna si tudd Ndeye Gueye mu di joxe commentaire mu di joxe explication xam na animatrice la léegi xaw ma ndax journaliste la léegi en tout cas gis naa ko ci plateau expliqué na ba wax lu bare ci Dieyna ma bëgg a fàttali tuuti xale bu jigéen mi ne ko cadre Dieyna n'est pas un ange. Dieyna duñ ne lu mu def rek dañ ko tooñ mais lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole dañu war a xool toujours retourner à la source moo taxoon ma ne woon leen keroog sans Diop Iseg y aurait pas de Dieyna sous cet aspect là parce que xale la boo xam ne avant moom bu fekkee ne nañu ndey mooy yar yaayam yar na koo xam ne mooy kii Dieyna topp ki taxoon Diop Iseg gis ko kenn du leen dégg ci yu mel ni ay nit ñu réservé lañu wax naa leen it ne leen Dieyna catam bokk na ci li ko affaiblir mooy magam jooju Ali mooy inconscience bu rëy bu nekk ci moom wax naa leen ko donc kii di Ndeye Gueye dama ko bëgg a fàttali tuuti rek Dieyna elle est victime de li ñu wax de la violence faite aux femmes
parce que violer jigéen ci violence la violence nekkul rek dóor kurpeñ déedéet ngay xëy di def loo xam ne muy si jigéen muy sa jabar bëtam di ci teg te mënu ci dara xolam di dagg chaque jour loolu ci violence la mu sacrifier def léppam pour yow nga xëy jëndee ko yeneen jigéen yoo xam ne moom peut-être parfois li mu la jox nga jox ko yeneen jigéen ci violence la bokk donc comme am na si ñeneen ñoo xam ne bu doon ñoom dañuy jël seen takk seen kaaga dem seen yoon wàcc waa ji am na ñoo xam ne bu doon ñoom dañuy xeex ak moom Dieyna moom dafa jël téléphone am mu nëbbu ko ubbi téléphone bi décoder ko jël ca la mu ca nar a jël la mu ca bëgg a jël ba pare mu toj téléphone bi sànni ma fàttali ni téléphone max x iPhone 12 max boobu Dieyna nee na moom moo ko may Bril donc Dieyna dafa sàcc loo xam ne moom moo ko moom bindaloon waa ji ba muy neex mu gis ne waa ji mu ngi dagg xolam waa ji mu ngi koy trompé ak yeneen jigéen mu am ci ay soupçon mais dem ba am ci preuve moo tax mu jël téléphone bi toj ko ba pare image yi di ko chanté loo mais bu ñuy wax chantage dañu war a leeral du xaalis laaj Bril pour mu def parce que Bril amul lu mu jox Dieyna muy jox Bril muy dëgg bu wër oto bi ñuy wax sàcc nañu oto yi Bril jusqu'aux dernières informations amuloon oto la lay utiliser boo amee ku sacrifié fii Dieyna la moo ba jaay otoom jël xaalis bi jox ko donc kooku boo téyee xolam kooku bu téyee mu gis ni danga koy métital danga koy trompé ci nit ñoo xam jaruñu ko dafay dugg ci cadre violence faite aux femmes defe naa ne góor bu ne sa taxawaay tey mooy xeex cette violence là Dieyna n'est pas un enfant de cœur ku sañoon sa doom du mel nii sa doom du def lii Dieyna di def loolu dëgg la mais dañu war a toujours bañ a fàtte li ñuy wax des circonstances atténuantes même tribunal d'ailleurs yoon danañ ko juger talaata bii di ñëw defe naa ni juge yi danañu tenir compte ci loolu parce que lu mel noonu bu jigéen demoon sax ba rey jëkkëram wala andan en tout cas xawma fii ci Sénégal mais ci dëkk yu droit yi dañuy wax crime passionnel wala délit passionnel bëggee la ko lal d'abord përi moo ko lal ki nga bëgg moo lay décevoir koo bëggul lu mu def sa yoon nekku ci koo bëgg dugal ko sa xol bu defee dara moo lay décevoir moo tax ñu naan yaa ma bett koo moo lay bett Dieyna loolu moo ko dal si Bril su may wax kàddu googu Ndeye Gueye laa expliqué parce que apparemment comprendre nee nañu est-ce que Diop Iseg nekkul victime mu Dieyna déedéet Diop Iseg mënut a nekk victime mu Dieyna mooy victime mu Diop Iseg ñun suñu société ñoo nekk Diop Iseg Bril victime mu Diop Iseg la parce que Diop Iseg defuloon la mu def Amadou Diop bu defuloon la mu def li Dieyna ni muy def tey du ko def dëgg la responsabilité parents mi am nañ ci mais parents mi fayir nañu keroog buñ ko bàyyee waa ji toll ni maamam téye ko di ko fooy parce que Mamadou Diop Iseg moom mag bàyyi Dieyna dama bëgg Sénégal yëpp xam loolu mat na ko maam Ndeye Gueye laay waxal parce que su ma waxee Ndeye Gueye dafa am lu bari lu ma booleeg Ndeye Gueye même bu fekkee ne moom fàtte na ko wala souvenir am nekku ci Ndeye Gueye dafa am sa mag bu jigéen bu tudd Tabara xam ndax yaa ngi koy fàttaliku Tabara yal na ko yàlla yërëm te yéexeenu yal na suuf oyof ci kawam sa mag bu jigéen bi Tabara tey ni Bril mel ni Dieyna mel ci Bril noonu la Tabara meloon ca waayam jooju yank di nga fàttaliku ndax Tabara moo la dugal ci fecc Tabara moo la tette Tabara boobu pratiquement la même chose que Dieyna bëgg waayam takk ci moom def lu na ci moom ci këram la dëgg la waa ji mujj ko jam ay paaka
ca 8e étage ca Berlin mu jamati ko rey ko sandi ko 8e étage mu daanu enquête boobu man Babacar Touré maa ko def yaa ngi koy fàttaliku peut-être xale bu ndaw ngoon ñëw naa ba waaye seen kër toog ak yow waxtaan ak yow dimbali leen ci def ci enquête bind ko ci journal L'Observateur boobu fa laa nekkoon boo ko fàttee seen waa kër duñ ko fàttee ndax dëj la boo xam ne marqué na leen à vie boo xoolee Dieyna réaction bi mu am tey ci Bril xoolee ko réaction bi ngeen am keroog bi ñu reyee Tabara loolu rek laa lay wax duma wax la ca topp duma wax yenn incident de vie yenn incident de jeunesse yi duma la ko wax mais fàttalikul Tabara rek te fàttali ni man Babacar Touré mi toog di la waxtaanal tey mi lay expliquer ce qui s'est passé entre Bril ak Dieyna man Babacar Touré moomu maa enquêtoon keroog bi ñu rayee sa mag bi Tabara te man mennum Babacar Touré maa ci enquêtoon enquête dëgg topp ci yëf yi depuis ci Berlin ba ñëw yéen seen kër ca Géejawaay Dieyna mu ngi ci loxol yoon li ko waral mooy dafa jël téléphone jàmbur dugg ci données yi récupérer ay image nit ñu bare parce que Bril la rek déglu naa démb jot naa benn communiqué bi ñu ma yónnee ne nañu xale bu jigéen bi tudd Marichou moo ko def nee na sequl ak Bril lu dul collaborateur Marichou xamuma la xamuloo ma jigéen nga du am na yenn xam ne du mu ci dugg mais li nga wax du dëgg Bril nekkul simplement sa collaborateur foofu laay yem lu jëm ci yow enquête bi division de la cybercriminalité moo ko jël moo ko utiliser moo ko def division boobu moo doon enquête encore ci kaw Diop Iseg pratiquement le même enquêteur boobu jógoon naa wax leen ni dañu yóbbu dossier bi foofu parce que Diop Iseg dafa bëggoon ñu sànk xale bi dëgg bi feeñee la ñu dellu ginnaaw même enquêteur même personne suspectée dañoo seet ci dossier bi c'est super bu enquêteur bi enquête ba uti tous les éléments yi nga xam dafa foog ne c'est des indices graves et concordants tendant à asseoir la culpabilité de l'individu loolu dafa baax loolu la ñuy xaar ci enquêteur mais booy enquête ci benn dossier dëgg la am na lu ñuy wax des perquisitions incidentes loo xam ne moom seetuloo ko woon sax nga dem fekk ko ca loolu mais lu jëm ci sa dossier sa cadre dossier rek la war a yem leneen war ci bokk Dieyna dañ ko chargé ba kenn mënu leen ko wax dugal ci lu bare defi ay perquisition lu bokkul ak perquisition cadre normal la def ay réquisition à la Sonatel pour xool kan la mës a waxal kan lay discuter kan lay defal loolu lépp def ko ci mel ni kuy seet terroriste alors que lii téléphone bu mu jël la rek téléphone bi ok maa ko jël kan nga jox image diw laa jox wala diw laa jox loolu mooy wax ji mais leneen ak bokk ci ba ñu def ci prolongation de garde à vue lépp pour xam parce que beneen délit lañ ko bëggoon a koleel délit bu gën a diis délit de vol de téléphone parce que gannaaw suba maa ngi ñaan sénégalais yëpp ñu dem tribunal danañ xam fu dëgg ba féete téléphone bi mu sàcc moo ko jox Bril lenn la def ci yëf yi mooy ci firangeem fa sàcc téléphone am exploiter lépp lu mu soxla jël ko ci téléphone bi toj téléphone bi deuxièmement nee nañu lu mat ay 3-4 clips yoo xam ne Bril nee nañ valeur bi mu ngi toll ba pratiquement ay 11 millions et quelques supprimer nañu vidéo YouTube yi te waa ji amatul source loolu dagg na ci xol bi mais li gën a tax Bril maintenir plainte am mooy vidéo yi ak photo ya ca nekk yow xale yu jigéen ñi fan Dieyna kan la ko jox parce que bu dee
ay vol la mën na si jëlee sursis la si jëlee bu dee chantage délit de chantage boo xam ne ça n'a pas abouti peut-être maximum ay 2 mois de prison waaye je pense que loolu décision juge yi la ñoom ñoo xam mais li ñu bëggoon a coller Dieyna li ñu ko bëgg a pousser mooy ñu am élément bu prouver ni diffuser nañu image yi comme ni ñu diffuser woon jamono jooju image yu Diop la boobu mooy yéen a ngi fàttali ko image boobu suñu tonton bi jël darab muuroo ko la xasaayoo di saraxu naan leen bu leen ko diffuser dañu foog ne loolu la ñu soxloon parce que loolu diffusion de vidéo à caractère sexuel yu mel noonu en tout cas vidéo privée 7 ans de prison la loolu lañ yéene woon xale bi foofu lañ ko doon wëree moo tax ñu def prolongation de garde à vue et tout parce que coûte que coûte il fallait avoir la preuve que diffuser na image yi yàlla def nag Dieyna diffuser wul image yooyu mais nag image yooyu keneen mën na si jot benn jour par un autre canal muy ñoom ñëpp ñu diffuser seen image yàlla rek mën na ko def mu nekk par beneen canal mais pour le moment Dieyna defu ko tey fas yéene ko def donc lu ñu ko arrêté mooy vol de téléphone et de comment on appelle intrusion dans les données personnelles gis ngeen ni lu tax dossier bi am similitude Diop Iseg bi muy weddi keroog ne mosut a seq dara ak Diop ak Dieyna bi ñu jëlee téléphone Dieyna ñu interroger ko dañ ko laaj moom Diop pour mu indi téléphone am dafa bañ dafa jël téléphone am mu làq ko musul joxe téléphone donc Dieyna a retenu une leçon tey moom it bi ñu ko ne indil sa téléphone dafa bañ nee téléphone am dafa réer toj na ko wala yàqu na mais mu jotuñu ci téléphone mooy lu leer donc Diop a donné une idée et une leçon à Dieyna parce que ñu bëri nañ ma est-ce que su indiwulee téléphone bi amul droit bañ joxe téléphone non am ngeen droit lépp loo xam ne policier bu ñu ko seetee dinañ ci am preuve pour incriminer leen am ngeen droit bañ leen ko jox nañ ko seet seen bopp nul n'a le droit de s'auto-incriminer loolu la waa wax yow am nga loo denc am na loo def policier ñi ne la yaa ko def bu la neexee bañal lankal ba tëdd suuf ne leen mosuma ko def dañu uti preuve bi en tout cas sans preuve mënuñu condamner kenn mënuñu juger ba condamner kenn donc loolu dama bëgg mu nekk d'abord un principe bu leer mu dugg ci bopp nit ñi am na droit bañ a joxe téléphone bi ñoom nañ ko seet devant le tribunal il y a que la preuve nul n'a le droit de s'auto-incriminer da ngay tux yamba bi ñëw na mu gis la sa cigarette yamba bi lekkal cigarette bi yamba bi bu ko mënulee prouver rek dara nee nañ ma am na ñu ma ne Babacar bàyyi yi ngay def parce que da ngay joxe idées yi délinquants yi déedéet ñun dañu war a yar parce que askan wi dafa am lu bëri loo xam ne dañ ko war a waxtaanee ak askan wi pour ñu xam ko policier bi nax la ne la wuy waxal d'accordal ni da ngay tux bañal ne ko musuma tux yamba jëlal sa yamba bi nga won na ko donc amuñu dara biñ doon seet dañ ko bëgg a coller diffusion de données à caractère personnel à caractère privé de sorte que dinañ ko mën a téye dugal ko ay juróom-ñaari ati kaso ak yooyu loolu moo doon l'objectif mais Diop Iseg foofu am na njariñ ndax jàngal na Dieyna benn affaire lu tax moo am ressemblance ak Diop Iseg nee nañ ma génne si Diop dara Diop mënuñu ko ci génne lu tax moom ressemblance ak Diop Iseg Diop Iseg bi ñu ko jàppee woon division de la cybercriminalité policiers yi def nañu tout malgré que nee nañ leen Dieyna 15 ans matu ko woon bi ko waa ji di forcer tëddee ko nga xam ne automatiquement policier bu nekk xam nañ ni tëdd ak mineur de moins de 16 ans pédophilie la parce que 16 ans mooy maximum bi mineur de 16 ans pédophilie la enquêteurs yi xam nañ ko mais fexe nañu ba bi ñuy defar seen rapport seen dossier di ko boucler transmettre ko au parquet duggaluñu ci pédophilie dama taxoon ma ne leen il est poursuivi pour pédophilie ñu bëri na waaye loolu nekkul ci dossier bi viol sur mineur la dem nañ sax ba ñu ne sax non Dieyna violé wuñ Dieyna moo violé parce que moom moo nax paa bi déedéet xale boo amagul 18 ans boo tëddee ak moom viol la tudd
bu fekkee ne amul 16 ans boo tëddee moom pédophilie la tudd mais gis ngeen enquêteurs yi bi ñuy transmettre seen rapport bëgg sauver Diop dañu def ni viol sur mineur incitation à la débauche ainsi de suite il a fallu ñu dem ba parquet pour que parquet ne leen yéen kaay leen taxaw leen lii pédophilie la ñu dugal ci pédophilie ci chef d'accusation yi sant yàlla ba ñu amee ay juges yoo xam ne parfois duñu juges yi ak magistrats yoo xam ne parfois duñu topp policiers yi ci lu leen neex sant yàlla alhamdulilah tey jii gis ngeen Dieyna collé nañ ko association de malfaiteurs maanaam dafa bokk ci groupe boo xam ne ay bandi lañu dañuy ànd dem defi ay délit ba dossier bi yeggee parquet ne leen taxaw leen association de malfaiteurs amu fi association de malfaiteurs amu ci amul ay nit ñoo xam dañu complot déggoo di dem def ay ñaawteef amu fi lii c'est un délit passionnel wax ko waxati ko souteniruma Dieyna waxuma ànd naa ci li mu def bëgguma li mu def mais fiiraange moo ko ci yóbbu Bril amul suukar ataaya ba di ko Dieyna di ko chantage amul du dëgg donc loolu laa bëggoon a préciser tey jii conseil ma ko kenn ñaanalu ma ko kenn mais meurtre sax bu nit rayoon jëkkëram ñu mën a prouver ni délit crime passionnel la loolu dafa di li ñuy wax des circonstances atténuantes mooy dañuy considérer loolu ñu ne kii luñ ko war a tëj dañ ko wàññi ndax lii moo doxoon seen diggante la même chose moo am tey ci diggante Dieyna ak fii laay yemale waxtaan bi ci lu jëm ci loolu xamal leen ni képp koo xam ne bëgg nga ci xam na tribunal mën nga fa ñëw mardi 9h la yi fii di commencé ñëpp la ñuy bàyyi ñu dugg kenn ku ne mën a déggal sa bopp kenn ku ne mën a gisal sa bopp Ali moo amul influence bu baax ci rakk ji lu ko mooy sa rakk da nga koy firé sa rakk da nga koy contrôler sa rakk da ngay xam fu muy dugg ak fu mu dul dugg bu la nee bu la xalaatalee yenn yi sax bu xalaatee yenn yi ba mu wax la ko da ngay bañ nga taxaw ne loolu doog fi def mag ju baax loolu la je fais pas de jugement de valeur sur la société sénégalaise comme ñu ko ñu bëri di reprocher mais man mag laa ça fait des années que je fais du journalisme bu fekkee ni mënuma conseiller bu fekkee ne mënuma wax sama xalaat dama leen di jox les faits uniquement les faits rek kon jaru ko donc maa ngi baalu àq ñëpp di leen baalu àq xam leen ni Dieyna moo def li mu def Ali fekkeewul bi muy préparé xalaatam bi mu ko defee ba pare la leen woo ne leen lii laa def dencal leen ma li jàppale leen ma ci lii foofu la yem waaw Bril kenn sàcc ko Bril kenn chantage ko di ko laaj xaalis parce que Bril amul lu suukar ataaya amu ko waaw Marichou laa leen wax tamit li mu wax du dëgg ni Bril simple collaborateur am la du dëgg foofu laa yem ci moom Ndeye Gueye na fàttali ko Tabara magam bu jigéen bi nga xam ne même circonstance la nga amu ci waayam bi alors que ñëpp déconseillé nañ ko mu bëgganteeg moom bu tax moom ñu jël ko ci groupe fecc di dem Berlin jëkkër ji ànd si jëkkër ji def naka sa dul noonu ñu génneeku ci groupe bi Tabara di ubbi buntu hôtel bi ci guddi di ko naan dugal alors que ñëpp wax nañ ko bàyyil diw parce que diw amul la njariñ te lay yàqal waa ji fu mu mujjee ak Tabara daf ko jamate paaka jël ko tëmbal ko 8e étage ca Berlin bu Ndeye Gueye fàttaliku loolu dana xam bu baax li ma ko wax góor dina bëgg ba jabaram lor ko mais jigéen nit dana topp ab yambar ba mu indil ko tooxi doona loolu moo dal tey Dieyna parce que Bril bu fekkee ne dañ koy chantage Bril bu fekkee ne nee na dañoo sàcc sama téléphone enquêteurs yi ñëw ba ñu coincé Dieyna ñu ne ko Dieyna mi moo ko jël Bril mënu na ne
dans ce cas damay retirer sama plainte mais li tax retirer plainte am mu téye ko daf ko ragal ni image ca nekk danañ ko diffuser loolu rek la dëgg la xolam bon na ci vidéo yi ñu supprimer mais image yi la gën a ragal parce que image yi bu génnee moom il est fini Adamo dana si jot xam nga Sénégal sene porno danañ si jot keneen ak keneen danañ si jot donc loolu lay éviter loolu moo tax coûte que coûte pour moom il faut mu récupérer téléphone mu Dieyna il faut coûte que coûte ñu xam Dieyna kan la jox image yi mais wax dëgg yàlla Dieyna nee na leen diffuser wu ma image yi te bu ko waxee Dieyna xam naa ci moom fit boo xam ne moom ragalul dara xam naa ci moom fulla boo xam ne lu mu def danaan lii mën maa ko def xam naa ci moom loolu xam naa ci moom li mu def danaan lii maa ko def du tourner autour du pot du ragal parce que pour moom tout est naturel en dehors de ces petites cachotteries yoo xam ne voilà yooyu moom voilà du la ci wax dara mais lu mu la bëgg a wax day wax mu taxaw ci loolu donc lii laa amoon li ma leen bëggoon a wax ci sujet boobu di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm yal nañu yàlla defal jàmm yal na yàlla musul ñu te ngeen bàyyi xel bu baax ci njaboot gi njaboot moom wax dëgg yàlla nañ ci bàyyi xel waaw sa doom buy génn sa doom buy dugg tonton bu ñëw ci kër gi naan day fam xale bi naan ko sama chéri ko kook affaire yooyu yëpp bañ leen ko waaw surtout nag loolu nga gis xale ba nekk ci koñ bi ñu naan diw naan sama jabar la ku ko wax seen doom na ngeen am fulla jàkkaarloo mu ne ko na bàyyi xel wax jabar xale chéri ko loolu amul jërëjëf maa ngi leen di baalu àq di leen ñaanal jàmm